us people in sports or people Gambia during leen day celebrate that month. Do you agree with that or lan mooy sa take on that? That's a fact. That's a fact. It's never enough. And then, as I said in one of my interviews, we are all culprits in that. But I think, everything has to start from somewhere. It's a wake-up call for all of us. And at this point in time, we are the help of football because when we are talking about Biri and football, but there are other very fine athletes in this country. Really, they don't have even what Biri have. So at least wake-up call. We have to double our efforts to ensure that our legends are celebrated whilst they are alive, so that they can, they can feel the joy and sometimes the emotion, and then from there, then if they leave us tomorrow, I'm so soon today, then thank you, Tali. So I think really, as I said, it's a challenge. We really will have to live up to at the level of the Gambia Football Federation. I can assure you, Dornenko, and then it's something that's going to continue. So, inshallah, we have a lot in the pipeline. We'll all be witnesses, inshallah. Thank you very much, Mr. President. Mu ñu ñëw si Aziz score Aziz yaa ngi noppi gëj ngaa wax ñu indiwaat la nga wax tuuti tamit. Wow. Wow, dama coach welcome bi ñu yow bi ma bokk la woon ci ñi ma doon nuyu. Coach jërëjëf sa wax bi rafet na comme li ñoo wax rek Fatmata bi suñ bëggee topp wax luñ bëggee wax lim def fii ak lim sacrifice pour Gambia duñ fi jógee tey te biir dafa nekk nit koo xam ne ku daan ko wax nit koo xam ne daf ko jaral mu am red card Gambia di play mu jël pour red card pour mu mën a dem play di kam loolu bëri players yu ko def non bëriwul players ndax am na sax waaw la am na nit te biiri dafa bëggoon Gambia biiri ñun ñëpp mag ji raka la ñoo oye raka ñun mag ñi lañ ko biiri moo nekk comme koo xam ne xam nga lay ko li wax na ko biiri dafa man li ma ko gisee mooy ne biir dafa nekk géej koo xam ne rek ñun ay jën lañ ci biiram xam nga biir mooy géej bi ni te Gambia neexut ba neexut ku wax kuy play football Gambia biir tax da nga bëggoon a mel ni biir ma noonu laa ko gisee waaw waaw ñun ñëpp ku daan kuy play football Gambia da nga bëggoon a mel ni biir da nga def li moo def ci football léegi man gis naa ñoo xam ne dañ ko daan moo def ñu ñëpp dañoo dem practice bugg a def loolu ci biir game man sax man am one of them biiri noonu la meloon ci ñun man daal man li ma wax mooy biiri man daf ma influence ci game bi bu baax a baax a baax waaw comme li am na ku ko wax tey benn li mu wax dëgg la de gis nga biiri su daan place yi ñun ñëpp dañ daan yàkkamti biiri ñëw ñu ne biiri mooy place yi soo déggee ne Gambia ngeen play te biiri nekku fa léegi da yow neexut waaye da nga ne dañoo win waaye soo gisee biiri sol veste bi dugg si Gambia si biir film bi rek da nga am yaakaar waaw Njaay loolu la meloon. Aziz, do you feel that during this time bi nga play football of course we had Aziz score loolu moom ñëpp xam nañ ko ñu la musta gis ñu la musta dégg lipit sax dégg nañ sa tur do you feel na yow sa time you were celebrated? non ako Fatmata tey bu biiri la kay waaye am na ñu ko binda ne lii loolu suñu waxee tamit dina dimbale na tamit you have the president sitting there mu dégg tamit nga you have something to take back tey bi si biiri la waaye tamit celebration tamit ñun ñëpp a ko moom parce que soo bëggee wax loolu di nga tooñ laay ko li de parce que laay dugal na si musique dugal na fi lu nekk waaw sama mag bi lifestyle life man comme loolu la comme fambondi bi de wala assist waaw ñoo bokk fambondi bi de maa yow non laay ko li moo wax laay dégëral rek bi ko xam nga lay ñun ñaar dafa yàlla dafa def bu nga xam ne fambondi baan bi
man ñooñu dama leen topp ak Gelewar dama leen Famboli moom ak ñoom Paps man musique yi Gambie dama ko like léegi dama ko daal seetal dafa dëkk bi Oslo maa ko yónnee CD mu ma yónnee CD noonu lañ mënoon ci ay noonu lañ mel ci musique bi. benn la amoon de mu réer. waa yow benn rek nga dee am yow su la nit ñi boolewu doo bokka. Ike maa ngi amee fii dem Ike maa ngi amee baag bu mag a mag baag boo xam ne yëpp CD la. maa ngi stand sama tànkay dégg bi la laaj ndax do you think that you were celebrated and how did you feel? No, definitely not. Waaye xam nga li ma wax ko comme tey xam nga football yi Gambia ñun du man rek man la ma dee wax mooy suma mag yi sax celebrate leen ñoom Boyko ñoom Lamine Owens ñoom Laye Ndour ñoom Aya Mumu di wax noonu Laye Kole Ike ñi ñëpp ñi ñëpp suma mag lañ man la ma leen fekk ci football bi waaye ñi ñëpp dañ leen war a celebrate man foofu laa dee wax man ñoom laa dee gën a xeexal moo tax gis nga yàlla def na ñu am Kaba Bayo mooy suñu président bi moom daf ñu lay déglu daf dee déglu de pare soo ko déglu nit ku baax la daf dee déglu liñ sooy waxtaan ak moom moo tax ma ne lu nekk rek lu jot rek yomba yàlla nii la ko defee woon ba pare xam nga biiri bi mu génnee nii àdduna yal na ko yàlla yérem fa moo dem nii yal na ko gënal fi mu jógee nii yal na ko yónni tabi teeru léegi biiri dafa bëggoon Gambia ba nga xam ne ñi Gambia yëpp seede ko moo tax fi mu nekk nii génnam àdduna bi sax dafa betta nit ñi ñu bari la betta man mi sax dafa ma betta man dama toog rek dafa am benn groupe bu ñu doon fi rek Tijaan si binda ko dama tiit dama ko call immediately mu ne ma li nga gis dëgg moom daf ko binda rek delete ko ma call ko mu ne ma lii moo xew ma ne ko what mu ne ma non lii moo xew so da ngay gis ne man dama kontaan bi ma gisee Gambia liñ taxawoo biiri Gambia government GFF niti Gambia mbokk yi xam nga man xam naa ne biiri sax su doon dund nga ne ko lii lañ la defal boobu xolam dina seeda ok dañuy wax ne am na yoo xam ne dafa late waaye biiri xam naa ne dina kontaan fi mu nekk nii nit te ñun ñëpp ñu ngi seede lu baax lim fi def di ko wax nit te beesu tey ji Fatmata yow da nga xamul li nga def sax gis nga li nga def nii lii mooy da ngaa dekkaliwaat lu bari ci Gambia waaw man biiri dama ko nawloo woon suma boppa moo tax ba ma demee kam ba ma téye si loxo ba def yeneen ba ma leen non boobu man te xam nga man fi ma tegoon biiri mu def loolu dama ne déedéet du biiri mooy def nii xam nga noonu la meloon daf laa welcome boobu mooy suma first time moo dem ci camp si pour national team bi waaye ñun ñëpp ne ñaanalante rek yàlla ñu fi des ñi yàlla may ñu fan wu gudda ak suma koto yi yàlla leen fi yàlla yàggal waaw moo tax it ma seede li nga wax noonu suma raka sax bind na ko Jibril Koka maa ngi koy nuyu mu ne lii important na parce que tey am na li ngeen a wax fii moom xamu ko woon sax ci biir yi xamu ko woon ci football bi xamu ko woon so lii dafa important because tey macha allah dajale nañ fi ñu nga xam ne yéen tey ñu ngi nii toog fii waaye am na ko wax àll yéen ñëpp dañu leen equally war a celebrate parce que tey man suma bopp man mi wax ni how much that Ike was a footballer to tell you the truth so that means he was not celebrated enough no how I know him dama ko xam rek ñu ñëwee mit ko fa di lisinante waaye how mu wone he was a footballer I didn't know waaye Fatmata xam nga ne ku mën a fecc la tam bàyyi loolu tam bàyyi Assis coach xam nga lu ma wax Assis ko nga ne bul dugal coach ci affaire bi ne coach waxul loolu de man yaay wax de coach waxul loolu dama jël coach bul ci dugal coach waaye Fatmata waaw naa delluwaat benn part rek waxaat again nu ma ko waxee woon ne maa ngi ñëwee perspective boo xam ne di ko xoolee feneen gis nga indi buñ demee from mid 70s ba mid 80s ba late 80s actually man gis naa biir many times yoo xam ne si ñuy Gambia 11 di camp wala du demee noonu
wala even football am sax mu nekk si background bi nga gis biir am na ñoo xam ne time boobu tollu na leen bàyyi but mu ngi lay fekk si football bi biir dafa wàccee boppam be te biir moo dafa dóor daal dafa nekk di dóor daal dafa dóor daal di dóorante daal xam nga waaye benn balaa ma de ñeme ñu ndax de non ñeme non waaw non si kaw keneen te Fatoumatta naa la ne am na yenn maye yoo xam ne dañ ko dee maye du dëgg waaye pour mu foni foog nga ne biir foog ñu wax ne biir moo ko def xam nga dafay xam nga wax soft am nga di wéy soft li nu mu dee waxee xam nga kilifa bu am ni moom su waxee soft li mais moo taxoon mu léegi xam nga loolu wane naa lu fi coach wax te naa yëgal nit ñi ne ñun ñëpp coach moo ñu mag ñun ñëpp coach moo ñu mag soxli yëpp but coach ekati na fi ay areas yu may am important pour ñu observe ko buñ fàtte ne age bu biir di commencé ak jamono yu biir di commencé àddina bi nu meloon ak Gambia fu mu toll woon àdduna bi nu meloon dëkk yu mu demoon di fa am ndam wala ñu ko recognize ñëpp tey ñu ngi wax racisme Angleterre racisme Spain au feneen just imagine jamonoom naka la meloon challenges yooyu yëpp waaye xam nga ak racisme nu mu mel yëpp waaye ndig talentam la fa transcend la fa tax be time boobu ñu celebrate ko te comme que nit mun naa celebrate loolu lu mu def mooy ne yeneen nit ku ñuul la fa indil barrière la fa wàccee barrière pour ñoom pour ñu gis nit ku ñuul beneen gisin sports loolu yëpp laay def moo tax lu coach wax ne fa transcend te sacrifice bu ñoo wax lu important la ñu understand biir su ko neexoon mu fil sax ne à carrière am sax damay na nii sax xaama dem Europe fu bëggoon a toog Europe toog fa waaye tam lu toog si réew mi rek di continuer tey su xëj na su teeloon na seetlu Europe tey ñoom Asiscoot Junior buy wax ni yëpp tey ni kon xëj na duñ leen wax because of seen inspiration la inspiration Asiscoot Junior bi Asiscoot bu mag la mu mag la waaw sorry ni ko du leen doon inspire bon suñ xalaatee suñ luñ bénéfice yëpp Fatoumatta bénéfice bi ñun warut a am si ñun bénéfice bi dañ ko war a transfer mu dem si ndaw ñi te the only way niñ ko transfer mu dem si ndaw ñi Fatoumatta ñun suñ educational curriculum bi si boppam lañ war a defaraat ñun mënuñoo am Gambie boo xam ne dina dem kanam te Gambia mënut a puugaroo Gambien te bala ñoo mën a puugaroo Gambien suñ aat bi dañ ko puugaroo suñ sport bi dañ ko puugaroo suñ culture dañ ko puugaroo te tey foofu ne Gambien mu ngi xool feneen pour puugaroo mu ngi xool Nigerian music pour puugaroo mu ngi xool Nigerian movie pour puugaroo mu ngi xool Sénégalais at yëpp xam nga su ma kotoo laay sa mistake na di wax ne mbalax Gambia la njëkkee bu ifam bu di wax day maaga Sénégal kenn waxul day maaga ñëpp a ngi ak buruwe ci leen waaw yooyu yëpp si ñun la njëkkee bon boobaa mooy ne man lu ma wax mooy ne suñ bëggee celebrate biir tigi mooy ne foog mu nekk si curriculum bi naka la moo nekkee si curriculum bi Gambian football si boppam la ñoo indi suñ curriculum suñ ko indee suñ curriculum ku nekk am nañu see am paragraphe am nañu see am chapter but chapter biir bi wala ñaari chapter yu biir di occupy Gambia nañ si boobu jàngee lu bari te lan nañ see jàngee lu bari tey soo demoon tey Gambia tey suñ waxoon management gis nga problème bu ñoo am mooy ñuy manage Gambia yëpp si biti lañ jàngee management ñooñu ñëpp mënuñoo jël seen perspective of management indi ko into Gambian perspective waaye tey suñ amoon curriculum yi Gambia ñu jox ñu basics ñu understand suñ boppa suñ am perspective of us gëm suñ boppa then anything luñ jàngi feneen suñ ñëwee dañ ko mën a def mu nekk suñ bos wala luñ jàngee suñ biir na nekk mu dëgër waaye suñ jàngee Gambia sax ñu ngi xoolee si biti duñ ngee xoolee si biir ni ku jànga football yi Gambia la fa am lu bari loo xam ne fa am social issues yu si nekk nga suñ la waxee di interaction bu si nekkoon suñ la waxoon di rivalry bu si nekkoon loolu yëpp lu healthy la tey ñu understand ko ne suñ gisee yenn tension tey di am si community yi mooy ne understanding perspective bi amuñ perspective of ourselves understanding suñ culture understanding ñun naka lañ évoluer pour ñëw fuñ nekk rivalry between Kombo ak Banjul loolu important la ñu understand ko tey suñ understand rivalry Kombo ak Banjul dinañ understand rivalry feneen ak feneen duñ ko doon gis si yenn perspective waaye nag tey Fatoumatta def nga lu def nga lu profane ndik tey ñu fi am koo xam ne mooy suñ brother nekk président yi association bi football association bot nekkal koo xam ne comme kuy déglu la nu ko assis waxee kuy déglu la and then lii nekk na forum boo xam ne xam naa ne luñ fi wax yëpp
lum jël la waaye tam na nekk na loo xam ne loolu li ñu war a continuer la ñu make sure ñu get to moom buñ get to moom rek ne ko dañ war a def lii waaye nag ñun suñ boppa nañ xalaat research seet luñ war a def ne ko foog naa ne de monument rek monument su yàggee duñ xamaat monument bi lan la stadium bi su yàggee beneen stadium bu es taxaw ñu fàtte bu màgget waaye suñ jàngee ñu jàngee si foog naa mooy mun a dem mu ne te moo tax ma foog ne jàngin lañ ko war a def te suñ ko jànginee loolu mooy indi and everything else te suñ commencé wu tey rek ëllëg tam duñ ko def moo tax tey looy laaj assis ndax def nañ kii ndax def nañ kii ndax def nañ kii ama dañ bari suñ la waxee ñoom Modou Moussa suñ la waxee ñoom Ndaw Njaay am keneen ak keneen ak keneen ñoo ñëpp représentoon nañ something waaye tey fàtte nañ ko but ñu fi nekk tey suñ leen celebrate ñooñu mënuñoo wax because of ñu fi ñëwoon démba celebrate ñu leen moo tax foog ñu jàng suñ history te lii foog ñu nekk document ko buñ ko nekk rek mu nekk mébal dafa dem ñu fàtte mébal waaye su nekkee xam-xam boobu nañ ko pass on nga xam ne bés buñ taxawee di wax mbiri sacrifice nañ xam lan la ñoo wax nekk si ñun la nekk buñ waxee ñun am nañ suñ Mandela am nañ suñ lépp ñun tam ñu gis ko si ñoom. thank you. jërëjëf Fatoumata foog naa dama bëgg a élaborer tuuti rek ci Watching this video bring tears to my eyes, tears of joy, tears of sadness. Joy because you left the country, played for them for so many years, and after 30 years you go back, and it's just a beautiful welcome, and you're an icon, and I wouldn't say this was Bibi. I would say this is for Gambia. It's for us. So he has done a lot for the Gambia, and he has left us with something that is worth celebrating. I know we should be mourning him right now, but I choose to celebrate him because he has done a lot for the Gambia. And I remember listening to one of his interviews where he mentioned that this song is his new ringtone. So anytime anyone calls him, he gets to listen to this song over and over and over again. Rest in peace, rest in peace, rest. Huh? What? Yeah. Video bobu. Fatoumata. Mema video bobu. Video bobu. So gisee ma play ko dama ne jàngukaay la ci ñun Gambia. buñ xoolee vidéo bi na nekk loo xam ne ku nekk la ko war a amee denc ko nañ ko def souvenir. boo xoolee vidéo bi nga gis how he was embraced naka lañ ko lifi nii gis tubaab seen boppa nu ñoo sëgee si ronam di joy di ko phone di ko celebrate. I think Gambia we need to start doing that. You know, we should put Aziz dafa mel ni yaa ngi jooy bul ma jooyloo dama
yaay Idiyan la suma papa Idiyan la man la suma papa tudda Dramé Dra suma yaay di Hima Malen suma commencé jooy fii du ma stop so xoolal naka lañ ko def foofu xoolal how seriously they show him li lu neex ci xol la li lu neex ci xol trop am na dara understand you go to England gisal angale bi naka la lay celebrate football am gisal angale bi naka la dee putee ku nga xam ne dafa dara biir Angleterre naka la ko dee putee si kaw dañ leen dee worship dañ leen dee jaamu never seen I have never seen benn Gambian bu ñu defal façon bu mel nii because of lan boole nañ rëy suñu biir ego pride envious lu bari lañ am suñu biir it is time ñu tuddeeku ñu fireeku xam ne when you celebrate someone you're not only celebrating them just because of ne lim fi def nit ki la celebrate ko ci kaw moom lim fi def dafa very important so video bi wallahi looking at it again I had goosebumps Ike ma bàyyi la nga wax su ko defee nag ñu am coach mu waxaat ñu jekkali waxtaan bi rek parce que foog naa ne comme li ngeen wax rek buñ fi bëggee toog bu waxi biiri tey duñ fi jógee waaye am na lu nga xam ne tamit tey duñ ko bàyyi man nag kontaan naa ma bokkat si li nga xam ne daf ko celebrate I didn't do it when he was alive because I didn't know much waaw so léegi waa Ike li ma doon jéem a wax rek pour baak waxi Souleymane boobu jógee ci wax léegi nii because dafa mention points yoo xam ne dafa baax trop because ñun ñu bari fi mu nekk ñu ngi tooga mentality yoo xam ne mu ngi daakaa ci suñ biir liñ daakaa ci suñ brain si pour change ko pour nga change ko ni it takes time so moo tax li mu mention ne dañ war a defar suñ curriculum jël xale yi di leen jàngal ñu nationaliste patriotisme comme ñun niiruñ pour dem faa pour jàngal loolu because suñ néebo rek suñ doom bàyyi leen Sénégal rek soo waxee rek pour Sénégal waaye Gambian bi du wax Gambia dafa ne man you understand so suñ ko dugalee ci xale yi ñu magee ko dinañ door di def ni yeneen dëkk yi di bugga seen dëkka ku bugga sa dëkka soppa sa dëkka nga patriote ci sa dëkka di nga mun a appreciate kuy defal sa dëkka you understand ba pare Lamin the president bi is a very humble guy ni ma ko gisee definitely xëj na personally musuñoo waxtaan ak yooyu noonu waaye a good listener is always a very clever person so su amee quality boobu what we saying here fii is not meant as destructive critic but constructive critic because dara leetul mun nañoo defaraat lu bari because Gambia niñ daan recruter football pour example dafa bari school si primary school secondary school second division ba nga ñëw ci first division bi loolu daf daan tax Gambia daf daan mun a recruit lot of footballers lot of talented because over 3 generations yoo xam ne Gambia dafa am talent su kenn xamut Aziz is one man bi ma gis Aziz first time xam nga ku gis nit ki soo baaxee di nga mun a gis baaxaayi jàmbur you understand because Aziz bi ma gis mu break ball first time how much that was many years ago ma nekk si suma side dama gëstu ne ko beneen talent fulana the superstar fulana you understand because danga koo gis ci moom because you play football you know football danga koo gis ci nit ki dañ daan playantu ñun ay four corners li ñoo ooyee four corners Crabayland ak suñ ruxa yooyu noonu mu ngi mel ni benn place buñ dar nii rek néeg comme néeg nii rek am na four corner ku nekk dal ci loolu trayas kooyante suñ baaraam yeeg suñ wey yoo wekeeku na ci yooyu you understand ñu jógee fa doo di dem ci primary school si di fa di compete primary school positively di nga gis ne di nga bokkaa sa xarit ngeen a ànda benn bëri waaye da ngeen ne compete ci football ku daaxa football waaye positive yii yëpp laa ngay ñëw Gambia gisatuloo ko déggaatuloo ko so te loolu yëpp
grun lag bo xamne la won modé indi modé create talent ci be talent ci tay ñuy wax you know you understand so nañ leen ñu delu wat ci lolu di dema trayat ji yoy nonu be pare Suleiman bobu lim wax tamit is high time Gambia set ci la bosam you know xalé yi nañ leen jangal Gambia nañ leen jox lo xamne dinañ ko magé be pare pour conclure dama ñu avoid lena luñ dé def as Gambians when emotions are high dinañ wax ñun gis nga wax jotay bi is fantastic amul ben moro amul morom ñëpp ko apprécier suñ problème mooy continuation you know dinañ wax tey mu ñun ñëpp ñu waxandoor ko yëpp mu neex waaye nañ leen ñu try suñ paree ci loolu ne ko di ko def di ko fala suñu yëpp dee yaaxoo because mun nañoo kenn gënuñoo smart ci ideas kenn gënuñoo eew because Gambia dafa teel a expose waaye nag du ñoo continue you understand so man nag I'm very hopeful because suñ la waxee ne kii daf de is a good listener ba pare dégg naa waxam moom président you know very sorry dama bañ a neem léegi mun naa Lamin Bajo bala ma mistake wax beneen lifin te yoo laay rifaatoo ñu man déglu naa la bu baax you know ba pare dégg naa ay comments from the panel fii wone ne you are a good listener amul benn good listener bu nekk bu amul hell possible good listener is a clever person jox leen Mr. Niass mu wax waay même Niass dafa war a wax dara waaw waaye li ma bëgg a conclure rek mooy ne nañ leen buñ leen em ci wax ko fii tey mu jeex ëllëg gannaaw waati ëllëg ñu fàtte ko nañ leen door delloowaat te nañ mel di jéem a billi di ko jéem a fóolo di ko ñi ko war a toppa ko ni mu war a ni mu raytee foofu rek laa bëgg a pour ñun ñoom ñu dégg ko especially président waaw jërëjëf waay jërëjëf yi boy Souleymane dama bëgg a comment tuuti rek Assis ñu ngi wax xam nga standard bi football bi dañ amoon Real amoon Wally daan am ñi ñëpp ñun bi ñoo duggal ci Starlight ñun dañoo di cik Real bi ñoo cik Real noonu den si lañ am nag ñoom ike ñoo kon suñ yoon ñoom tam ñëw dañu cik waaye ñi ngi faa gis ñu ñëpp players yu baax ñoom ike la ñoom Assis Pessi ñoom Pessi Conte xam nga ñii ñëpp dañ mun football booy ko ñoom di dama génn naa ma bàyyi la fa waaye yoo xam nga li ma wax nii you know leneen li ma bëgg a men sontam mooy ne Stockholm ñu ngi am team bu baax they are Gambians they are doing well mooy Assis ko jiri waaw moom tam ñu ngi am team bu baax Stockholm seen team bi da ngaa gis ne every year ñu ngi éeg in fact sax iri dañ ko bëggoon a tuddee waaye Swedish si duñ ko nangu doo use local name yooyu nga ko tuddee team waaye otherwise plan bi mooy ne woon dañ fi wonoon a jógee Oslo pour dem Stockholm dem play mid bi def everything am moom waaye sa piti ne visa bi ñu dañ ko amee fii already ñu noon di try pour renew visa bi pour mun a continuer suñ ko yi dina dem dina dem ñoom Assis mention si work very hard, you know. Kumeni Assis, kumeni Lamin, was in sector be well. They work very hard. They are doing very well, you know. So li back na ko ni hamga mention ko de no. Otherwise so far li ma dega yep wax yu am fayda len fi wax yoo xam ne I hope ne ñun ñëpp nañ ko jëriñoo te pare Lamin di ngeen a wax tam maa ngi ko bàyyi xel maa ngi dégg ne suy wax du wax joo xam ne dañoo ne kii dafa taga boppam o di wax ne ñoom ñoo lii non wax ju am fayda laa wax koo xam ne déglu na li ñi wax ñu man mii suma boppam maa ngi koo déglu mu gis naa ne mu ngi wax ju am wax ju baax wax ju am fayda you know so yii la ma bàyyi leen ngeen jekkali you know waaw léegi fu nekk nii nag foog naa ne suñu yaram tàng na ñun ñëpp ku nekk waaye xam nga ku jàmm waaye ma ne Fatoumata meel Mr Niass mu wax Niass dafa war a wax dina ñëw waaye dina dama ko punish pour dem lekki ñëwaat bàyyi ma fii man lekku ma dog lekkaat bul caale Abdou boy ki bu ko faale ma ci kër gi la bokka
President bon calm na bon cool na dama doon passé right nga man noonu la mel waa cool na nga tey jotaay bi dafa métti ci man xam nga tax bu métti bere ñebe ci cin la yéen ñëpp góor ba keneen jigéen rek a fi toog di wax yaay suñ boss yaay suñ boss tey dama kontaan ne kilifa ay kilifa ngeen borom doo ma tànk ngeen yéen people look up to you tey ma toog a nekk seen boss dama kontaan ci loolu koo ñëwal gis nga nu ma nee laa leen di oyee kii ñëwal kii ana Kasama Jaw waa Alaaji suma sëriñ man ko rek laa fi mag mën naa célébrer waaw non loolu la man maay ndóo bi fii nii waaye definitely waxtaan bi is very nice. Yes. And the objective Pullman is not to mourn but to celebrate. Celebrate, yes. ngir ki nga xam ne moo fi jógee def na fi loo xam ne nii ñun yëpp ba àdduna tukki mun nañ ko war a puugaroo. yaa ngi laajte questions naka lañ ko mën a celebrate man dama ne celebration duy late. non. su fekkee ne yéen a ngi seetaan tey TV di ngeen gis ne Amérique fii nii ñu ngi doon teel a woon John Lewis. Yeah. Leading civil rights leaders here in the United States. Boom dee gis naa benn school bu nekkoon Virginia ñu ne léegi moom lañ ko tuddee. de Edmund Curtis Bridge bi nga xam ne moom la koosoon moo ñoom Dr. King. ñu ne moom la gars yi di fu mu nekk ne moom lañ ko tuddee. ak bridge bi. waaw biiri man dama believe ne is a trait naka pace setter like I said earlier. So DM bi nañ ko use as an opportunity pour doon a new thing in recognizing our legends comme nu itee wax it's not just si wax rek waaye si jëf ngir ñun Gambia dafa am lu nga xam ne nii moo ñu dal benn feebar mooy ne 1997 bu ma Musa Ngum waxee ñu ngi toog New York suma néeg mu ne ma man de dama bugg a dem Gambia dëkk ko ma ne ko Mos ayi so mu ne ma ne ko xam naa leena de mu ne ma ma ne ko Gambia si fekk ñu ngi xëy naan la jàmma nga am nga neen jàmma rek duñ la célébrer tati la on le faydal soo leen sori gis la ngay tese ñoom di tampongante ñoom yow you are nobody to them that doesn't mean that they don't love you why you take things for granted Biri man lu ma believe ne should happen in his honor and memory after buñ ko joxee all li nga xam ne moom la deserve man I also believe ne the GFF I guess Kaba is here should finally have a football museum. Yeah. boo xam ne nii because ñi nga xam ne ñoo play Gambie yëpp mënu la tudda benn ku nekk nga ne ko lii ak laa waaye how do we celebrate them nga ne ok GFA bi mu ngi door 1950 something la dooroon ñi nga xam ne ñoo nekkoon the members seen pictures a ngi nii ku nekk ñu def biographie li nga xam ne moom la def jaloore ci football 1961 squad bi ñi lee fa nekkoon we can have those pictures buñ nañ koo lijjanti play fa lañ play kii waxtu bi la juddoo fii la jógee team bi la play lii ak lii nga xam ne and you can do it up to now every year mun nga iti loolu and then the Hall of Fame li nga def maa ngi gis and that was why I have to give you credit again Kaba and your team for having the awards night bi ngeen amoon in January lu ma naxari rek da ngeen xaar ba dew ma Gambia December ñu door ko because keneen su ma déggee si li fi di biiri bi Body Balance Jatta man I didn't even think that he was still alive. Yeah. You call interview on West Coast Radio. Muy wax affaire biiri. And I like this guy needs to be celebrated because before you were Biri, Body Balance Jatta la woon according to I'm a student of the game so I read and try to like it a lot. Quite true. Lolo is going to be key thing to do. Will am a sports museum, football museum. So for sports pare would a football museum. And start inducting people in the Hall of Fame, Football Hall of Fame. Before the museum will be there. Nga xam ne legacy bi
seetaati boycott mun naa dem here suma maamaati maama ngi nii di ndeke moo dafa laa play national team moom ndeke play national life ko nekkoon na leading goal scorer so many times I never knew that because musuñ ko waxtaan mbaa suma paw xoog ma ko woon because the problem that we have we do not keep records why we have so many people ñoo xam ne they can give you the information they have the memory and we should not let that memory go with them inshallah and this is why ñun yeah, that's true. The Gambian American Association here in DC, you decide that we have to honor our guys. I remember my call Biri. Nako in the United States will give like a lifetime achievement award. Munema, huh? Manako ya munema well coach. Gis nga ling man ni su fekke ni sax fi la em rek ko naka succeed sax lo rek doyna ma man. And we were able to bring him here. And it was the greatest thing because Father Goff, Father was sick then at Kenya. Raja Lolo Tiyansisi. Dafa fly from Ireland, ñoo ne fak mu fekke lolu. In fact, you know what? Musta am opportunity pour Biri player ko so moom mooy coach team Biri because we had naka la tudda jour boo xam ne nii ndeysaan ñoom Victor Gabidon, ñoom Komi Owens, and all these people. You look at the pictures, ñoom Binte ak Biri joy ni xaleel. Bu ko jox award bi. And so Chege Biri Buga and Bari Wuton, all he wanted was the recognition. Yeah. With a local and the one thing about Biri, one person called Hamini Gorla, Gir Biri du Surjef. Du Surjef Muk. Modega. Local the Fangata out to Mudifla. You know, Mama the family and so that was the type of person that he was. He appreciated Lukon Minidlon the family. Yeah. And I just wanna say Biri didn't die a better man. Biri ñu waxa moom yëpp before ñu dem Kaba can attest to this man ma waxee moom daf ma ne coach ma ne ko naa mu ne ma musuma xam ne Gambien si nii lañ ma bëggee gis nga soo demee ba wax loolu bitterness génn na gis nga all doubts about respect bi nga xam ne moom la ko Gambien respect on was out in his final day so moo tax man I was very happy gis nga I would have been really sad if Biri had died a bitter man. Yes, sir. While I was happy, he appreciated everything the government, the DFF, private citizens, diaspora Bifini, and all that. When we called, you know what, we need to help Biri, everybody joke. You buy something and we refused to do a GoFundMe because of what we refused to do more drag Biri's name in the mud because I mean Biri. Oh, Lanata Gambia government, so money, you know what? We are going with people who would buy into the idea and want to help for the safety. I think we'll continue to advise Kaba at Timami, work with you because it's not something like Landa GF. No, what is our role? In this? And I believe collectively we should celebrate every Gambian, especially Nyom Ike Motors. I want to thank Buhari Gasamafini, the archivist. Buhari, yeah. Because of 1980 final zone 2 Gambia Senegal nga déglu ko Ike Sekou Sarr naka la tudda Biri Idaka you listen to this and like you are like mel ni nga déglu Son Ndiaye his voice mu mel ni yaa nga toog box waa di ko seetaan loolu dafa ne so all these people must be celebrated we must have a museum for our naka soccer at the stadium or wherever, a big room is just for people can pay and come. And the final thing, Kabaganga put celebrate Biri. I don't know what the FIFA rules are about that. I'm not an NBA BF, you can always get this permission to do that. Mandama believe me for the next year or 2 years, especially to fake and qualify for zone Cup of Nations, which I believe we should do it for Biri. Correct. Wow. Man, what I would advise was to talk to FIFA and CAF and say whether they would allow us to see Gambia on top here, Sidenabi, or Simbaga fee, and to Biri's name on it. Biri. That's it. At least for the next year, Sinjame Cup of Nations for the whole tournament, that is to celebrate him. Pinga hamne fola ñu bëggoon a yóbbu and mënuñ fa dem because of lack of resources, not for lack of talent, lack of resources. At least Biri Google you for football. And I believe with that good luck, we will bring the trophy home.
jërëjëf coach. Thank you, coach. Thank you, coach. Famata. Okay. Bama bay président mu wax man sama wax amul njëriñ ci. am na njëriñ my 1 or 2 minutes, right? Wow. 1 or 2 minutes, right? Because definitely, Coach Wahambi is very important. I'm not one coach share. Limu wani jeka alhamdulillah ñëpp sant yàlla ñi ko fekkee. Biri in his last days, comme li ko coach waxee, alhamdulillah, he went as a happy man, very grateful to everybody. Te saabu du foot boppam ñun ñu nekk on the grounds appreciate and not recognize and xam nañ fana diaspora bi taxaw si since bu mu tëddee bi yàlla up to last day. Boobu yëpp moom Aziz ak Tidiane ñoo coordinate yëpp ak yeneen we know what has been not only the monetary aspect but the concern that has been manifested every time bi mu nekkee Dakar I know about it. Te loolu and alhamdulillah it came without a GoFund. That would have been the worst thing to happen if various matters would go to GoFund. Why without that, I mean, everybody, the last Tidiane mo hanega ma ko the complaint luta yegun. And at the level of the government, as we all say, better late than never. Because boom today minister be kotam, jabona komuneka cabinet make a decision. All the ministries concerned, finance, everything, trying and alhamdulillah. Telulu numako waherek dumusa doy. There's nothing much that native bohane munen ko defar biri. Do Jeff it can be enough for him. Why it can continue? This legacy will continue and it's going to outlive all of us. They will have to work together in the flow. One of our plans. So if you should talk to, I'm sure Uncle George Gomez must be listening or watching. Discuss because Monek on Vice Chairman of our awards and Legends Recognition Committee. Monek on Moto Ponti delayed Alai Obi Konatsun by. Why? Because Obi, we're not that much. So George was for the past 1 year more than lead committee. And you have Papsen is there, Uncle Sharon Toure is there, our own Tijan Sise is there, though as young as he is, but we all know he has a lot of information and knowledge about Gambian football. And then our own brother, Mr. Faneka. So what I discussed with Uncle James, George Gomez just about a few weeks ago, even before, but that was just Balabiri Day, is the issue of the museum. Manako Uncle Narajo, an extra assignment. I want your committee to take that up so that we have to work on the Gambia Football Museum. So I can tell you, Coach, all goes on well, and then the COVID really allow us. I'm not telling you maybe if we were the next awards we want to do annually in January, but the process will start as soon as possible. So I can assure you, because that's going to be collective recognition and honoring of anybody coming one way or the other. Not only those who played in the pitch. We had fantastic players in you guys, those of you who have participated, and Nina Kasiket, where we had excellent administrators, people who put in their resources, referees, medics, we can remember all of them. So I think the trend has to continue and involve everybody that really one way or the other had contributed to Gambian football. So I think the main solution or the only solution is going to be more comprehensive. Create this museum. We'll have to start from somewhere, and then whoever comes tomorrow can continue. Development is one construction that's never finished. It's the only building that you start, it never ends, because you just go do your bit of it and go somebody continue. So really, we thank you all for this and for this opportunity. Definitely you are able to partake in this. Some of you, I know you, especially who are on the pitch. I saw Ike, I saw Lai, I saw Koto Abdul, and then young artists, and the pitch, and many others. But the others maybe casually, but I think this forum really has brought all of us together. And on behalf of my executive committee and my colleagues, you thank Fatumata once again, thank Lenin Yep for taking this long. For now, Lai, Ike, Nyonjaka, for the platform as early as 6:30. Well, click 6:30. My fake
2 minutes later assist ñëw so I think since then they never left ñun bu demoon na ñëwaat ndogu Juli di tàccantu di fa bàyyi permanently there so we are very much grateful ak ñun yëpp so definitely so we are sure that really it's a learning process for us we're going to learn and listen and inshallah our actions will determine whether we really taken into this and many of its clients. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, bro. ay kàddu parce que léegi time bi jaamu nañu waaye nag am ñaari audio yu ñëw yoo xam ne foog ma play ko man garaawut xam nga man déglu moo dàq sax wax nekk xam nga loolu yow ñi nga boole fii tey su doon football team ak man ci bench bi lay toog waaye coach Pape Samba Diaw laa fi yem parce que moom coach bi dafa war a génne tur boobu si tur taay turam bi moo Kaba Bell coach nangam te mosu ñoo win sax war nga loolu moo naa affaire man kay win naa nawetaan yi doon xaaj jiite sa win naa fa kopp yow nga xam ne saa coach jëm mu ne suma sëriñ ñas coach mu ne suma sëriñ ñas yaa ngi coach non dama moom laa bëgg a tooñ am nga lu tax Gambia football naxari woon ndax Gambia football taxoon mu naxari ñun dañ daan di dem rek di jàng ci players yu mag yi ku mel ni biir yi waaye ak ngeen baalal ma man suma gars yi dañ ma dee jóo ci suñ forum bi ñu ne man suma waxee rek wàllu wax toj whatever ñun amutoon benn coach boo xam ne mun nañoo jàngal dara jàppal kii su dawee nga jàpp ko yaa ko daxa daw su yaa ko daxa tëb yaa ko daxa kii that's all midfield bi doxul midfield bi doxul waaw wax nga dëgg de coach midfield doxul su midfield bi doxul yow ni nga def moom mooy soo demee daw ba ci corner bi crossal mu tëb yow nga tëb nga mbuka man waaye sew sa si ñi change football yi Gambia la non waaye xam nga sew ak emaay ñoom ñaar de something else xam nga loolu moom waaye dama la ñun sew bi foofu ñëw sew bi ñun bi ñoo play sew woo ngee football after man bi ma bàyyee football ci la sew ñëw on ça so gis ne loolu moom daf ñu xawoon a tardel bu baax a baax waaye mooy daguma la de waaye bari woon nga doole de di tam moom ngay di dund waaw di dund waaw moom doole la woon leen rek a mën a xari li ma naxar rek mooy man suma doom yi xamuñ woon sax ne mun naa play I'm serious danga teel a aj suma doom yi xamuñ ne mun naa play because su ma leen waxee ne teg leen de naa ñeneenti at yoo xam ne maa nekk leading goal scorer ñu ne ma la papa dégg ma ne yeah waaye boy li ma bëgg ma wax benn last minute bi rek duñ ci am waaye li ma bëgg a wax mooy ne bilay di second time suñu fi yàlla ba ma ne bilay second time ñu invite bi invite woon nañ ko mu lead xale yi and also Sow easy under 20 now easy no wake up no place you no wake up you know which was very nice play ko and after Lulu Assis is Tijan man ko call on sometimes that is 2 years back neko either bi moy ne ñi nekk Norway ñi nekk Scandinavia dañ bari so léegi liñ bëggoon mooy ne lu looy woon suñ xalaat suma wax maa ngi min association bi Oslo ma ne ko li ma bëgg a mooy ne yow soo ñëwee at least di nga mun a comment match boo xam ne Oslo dinañ génnee team play against the rest understand that will be very interesting just matter of encouragement because ni ñoo waxtaanee nii mu ngeen nuroo ne jotaay yu mel nii suñ ko am suñ buggee any project boo xam ne lii bëgg nañ koo def da ngaa gis ne dafa easy because dégg nga ni ki li nga wax ak gis nga kii ak kii so that being the case Omar nang noon di wax loolu you know already amoon na contact ak Aziz senoon nañ everything waaye it's a pity ne demutoon true ba pare even though ñu ngi ko noon di woon sax ne ko sa book si nga binda sax di nga ko mun a jaayee fii di nga ko mun a jaayee Scandinavia because store bi soo amee dañoo play Oslo ba pare dem Denmark dem Stockholm so that will be very nice you know waaye it's a pity ne loolu demutoon true daal mooy rek encouragement bi rek mooy ne gis nga ñun isi nañ biiri mënuñoo defati dara fi nekk nii lii xew na léegi ñu féetoo ñaan gi
di ñaan si yàlla rek yàlla yërëm ko xare ko ajana so ñun nañ continuer waxtaan bi ñoom. Many thanks, Tijan Cisse, for inviting me to pay homage to the football legend Alhaji Mamadou Ndiaye Biri on behalf of the Gambian community in Norway and on my own behalf. These are indeed difficult times, and I join the many thousands of people in the Gambia and around the world in mourning the loss of this great son of our country. Undoubtedly, the most accomplished Gambian football player, Biri is a household name who touched many lives across 3 generations. Growing up in the 70s at Lancaster and Wellesley Streets in Banjul, I have vivid and fond memories of watching him play at the Boxbar Stadium and later the Independence Stadium, where he was a nightmare to his opponents. He was, I would say, singularly responsible for putting the Gambia on the global football map as a true ambassador and champion in post-independent Gambia. Biri was not only successful as a player, but also as a coach. Biri helped the Gambia High School win the senior inter-schools football competition in 1987 by beating Saints 1-0. I was myself part of the team he put together in 1986-87, including my teammates Paul-Louis Tomasi, Ibu Jara, who is now the current Real de Banjul coach, Adama Jubate, Male Salah, among others. This was historic, and I'm certain that this will not go down well with Saints folks, but perhaps Mr. Usman Sabali himself can confirm this. I am sure he can confirm that under Biri, the Gambia High School was a better football team. Biri made a lasting impression with his characteristic smile, his kindness, generosity, humor, and great personality. People from all walks of life found him endearing. Even Sevilla, in their tribute, stated that few people or few players had left a mark on the fans like Biri did. His love for his country and the people of the Gambia is indisputable. Many from his generation can attest to this. In celebrating Biri, the Gambian Association invited him to Norway last summer to present him with an award together with his friend and squad mate Sekou Sarr for their outstanding contribution to Gambian football. His former teammates and friends in Norway, namely Sekou Sarr, Alhaji Nyan, Lai Koli, EK, Sirif Job, and Ibu Dubois also expressed their profound condolences. We all love this man, this gallant man, this giant Iroko tree. He's already left a vacuum, and we mourn with his family, his friends, and the entire nation. Take your rest now, Biri Biri, Pele de Gambia. Rest in peace. Thank you. No, Fatoumata yow li nga def sax xamuloo ko de lii moom something la de man li ku ci wax rek da nga mel ni rek meen xaw ma. dëgg la kooku mooy wax Omar Dramé ci Norway. Omar moom gis nga dinaa dugg ci waruma dugg. Man dama foog ndax ñun ñu nekk Scandinavie dañ bëgg a mel ni Norway organisation ni seen association bi mel ñun ñëpp dañ leen indi ci loolu. yow xam nga li ma wax. Norway is something special. It's not only nekkut ne biir Norway la am dañ dee jëli ici boole. Man bi ñoo ici biir di contact nañ ma fii wax naa ak ñoom pour wan la rek ne. yow dëgg boy pour jàmbaar nga. ci gaa yeeg yooyu noonu yëpp non yéen a ma sut yéen ñun man li ma doon def xam nga man tourisme laa xam yéen moom li ngeen xam leneen la waaye nag jërëjëf seen taxawaay na yokk bu baax ngeen di organise rek ngeen di oon nit ñi leen jox ma xama ñuy gën di kontaan loolu lu neex la Fatoumata yow nag ndeysaan maa ngi amoon sa yóbbante nag xaw ma nag ndax dama ko wax ñaan naa la ngir yàlla xaaral fii fi mu nekk
ma déglu leen laay nduur audio ma duma ko nga day dencal ma ne waxal boobu bu laay dóor bi waa déglu leen Assis audio laay play audio yaa ngi dégg Assis ni mu yàkkamtee bu laay nduur bi waaw yéen a ngi dégg maa ngi dégg waaw tuuti rek dama am si Alaaji Njaay Biiri nekkoon na nit koo xam ne nit lewet la woon oyofoon la woon bëggoon na nit ñi taka xale yi sax Biiri Njaay mënoon na football mu def si football fii si Gambia bi kenn defu ko fi li mu am nii tey def ko di saaf waroon na koo am nag balaa moo génn àdduna waaye lii la ko yàlla dogale Biiri dañ daan play Warigaan ak national team Mbaraxo Njaay dem def si football moom diga kenn defu ko man dama daan play moom léegi-léegi bu play ma def nonsense bool am ma ne ko Njaay waaye ma ne mistake ñu daan di boolu ñu daan tàng xam naa ko moom ñëpp xam nañ ko daan defense Warigaan mu génne mu séef ma góor yu doy waar yoo xam ne dafa waroon a dugga waaye dina ko séef ma gestu rek gis ne flick na bool bi xeex man ne bool bi dugg loolu sax lii góor waaye daf ma ci séef nekkoon na koo xam ne moom xale yi xaritam boo ko gis rek affaire yi football rek laa waxtaan boo ko gis affaire yi football la man am na time bi mu jógee Spain fa ñëw ñu ne ko dafa am golf bu feeñ bu benn bee ñu tase yaay ne ko kii la mais ma raka ji dégg naa yaa feeñ léegi waaye maa ngi ñëw mu ne ko waaw Biiri soo ñëwee fi nga ma fekka ñoom suñ benn match Warigaan Starlight mooy first match am mooy suma first match maa nga fiis ko so Warigaan am Starlight am throw boy bi yéeg pour jël ko laaw scof ball bi throw ko Biiri waaye gis nga biiru gesto ak càmmoñ ba teg bool bi suma kaw bi suma bool bi fekk ñun tamit ñu ngi appelé bool bi suñ trop la bañ waaye ñu wax suñ trop la fekk waaye def na ko si mbaal bi amoon na skills amoon na doole mën naa daw amoon na xeer boolem loo xam ne football diga naa di ko ñaanal yàlla rek am gën dem gën a ko fa mu jógee a suuf oyof ci ko am yal na ko préparé Moustapha yi si barke sa imam léegi nag woon Mbaraxo ndeysaan léegi ma bàyyi leen audio bi nga xam ne Lamin Owens moo ko joxe Biiri aussi moom kàddu yoo xam ne sama kattan man ak moom dama dunda live man ak Biiri time bi mu nekkee Denmark pour mu ñëw playal Gambia sax daf dee sacrifice daf dee jël foofu red card pour mun a ñëw playal Gambia
yëpp ci bëgg réewam la ba pare biir yi dañ ko téewoon as a brother yeneen ñi dañu téewoon as a brother young brother big brother kilifa sunu moroom yëpp la woon biir yi pour mu mer gaawul di football rek a ko tax di mer football loolu mbiri football waa daf day mer ba pare dafa iga woon li muy def ci football daf ko bëggoon ba pare daf ko def ni bëgg naa lii te doomu si wiin ba pare ku jullite woon la tam julli moom daaw ko raw aw lu mu sona fa mu julli ndax julli ba pare biir yi man sama maas dama daan waxtaan ak moom torop ba pare dama ko xamoon mu xam although play nano squad play na moom walidan several matches biri yu bare yu ma wax na ma lu bare am naa si moom lu bare am na yoo xam ne ñun toog fii di ko wax man xam na moom xam na maa ngi si fen mu ngi si dëgga na yoo xam ne sutura rek ñu bàyyi ko noonu waaye biir yi xam naa si moom lu bare li ma mag yëpp xam naa si moom lu bare bu nit la woon man fu mu ko fekka dam ko daan tooñ ne naa wax ne yow yaa ngi tooñ biir man nañ kii suma maam la suma lépp la lu nekk laa ko daan wax lu nekk daf daan accept bilaay biiri ba pare footballam dafa set laa nga xam loolu nga play moom footballam dafa set before the match daan play daan wax ni ñu wax benn suñu système defal lii suma defee lii la te noonu lañ ko dee defee te noonu lañ ko dee succédé goal yu bare maa ngi ko score si wàlli la mouvement am moo dee wax léegi waaye biir yi amul morom biir yi diga man suroon man jox naa ko place bu rëy si wàllu sports man dama ko daan wax sax bi muy duna ma ne biiri te dee man la jox doole billaay dama ko doon jox because ñu koy wooyee ay kon la bu réy loo xam ne boo ko wone loolu laajte ñu jox la loo bugg a def ñu jox la noonu la meloon waaye dina Gambia xamoon na loolu waaye nag time mu ne su time bi jotagul tam doo jël waaye nag tam danga am gën man bilibin bi bu laa am man la men went bilibin boobu laa am naa ko danga ma war a joxloo ma ko du taxee ma siga boo du tee ma sigi bu baax am le maa def te du ma dugal sama bopp si feneen non lu jot rek yomba loolu ma ngi wax lu jot rek yomba pour man noonu laa ko gisee te bu dama dee wàcc si motivé ne ko suma mag ji damay sa borom rek dama dee wàcc tooñ ko mu saaga ma ñu ànda dem ñuy dem yëpp dama dee dox dama dee wàcc motivé ma mit ko ñu wàcc ma dox ànd ak nit ku mel noonu rek dara la fekk dama bëgg a nekkee dara
ànd ak nit ku mel noonu ñuy dox nii ndey gis nit ñi dañ dee happy dee ree rek ba jàngi romb rek ñuy dóor man de awma dara lu ma réccu óoluma gi xanaa mbiru yàlla maa ngi ko wekk ci mbiru yàlla rek maa ngi julli maa ngi naan te ma def lu ma war a def déedéet lu ma war a def naa ko def lu ma war a am naa ko am man loolu laa bili maa ngi julli maa ngi ñaan kenn lu bon ma jox ma doyloo waaye nag nañ seetal gannaaw football Gambia please loolu rek laa am pour wax Habu Fatoumata thank you. It was very emotional. That was very emotional, and I felt talk nañ fi lu yàgga wax nañ lu yàgga, so I deliberately put that video on amalal ko another 1 minute silence boo xam ne it's for him. Foog naa ne exist nañ time bi ñu war a def yëpp képp ku ma seen audio wala video playal naa ko ñëpp dégg ko man comme ni ma ko waxee rek this is a celebration for me, and I'm very happy ne I'm part of it. I'm part of, celebrating him. It was a tough journey now because last 10 days it was rocky because you talk to people, you cry, you talk to people, you love. But overall, luma janga rek moy ne, we lost a great man. We lost someone ko xamne waron na mo dunda more be fekke njiriñi footballer yi nga xamne ñoo doga commencé tay. Moy ay sit laa ko mën a waxee li tax ma loolu parce que dama ne football la léegi ñoom change nañ the game waaye am na nag fu manqué loolu nag ma di ko laajte nag mooy ko laaj football la si léegi ñu ngi wax ne celebrate uñ ñenn ñi enough defuñ enough waaye man tam bëgg naa leen a laaj and put a challenge on them pour wax leen ne ñoom tamit egga nañ fu nga xam ne si seen life it is time they celebrate those ñu nga xam ne ñu ngi fa woon because ñoom xale yi ñi nekk ci game bi ñoom ñoo mën a celebrate ñi fa nekkoon ñoo mën a remind nit ñi ña fa nekkoon waaye am na ñu bëree bari tey they only live for themselves paate kan moo woon biiri tey di nga taseeg nit mu nekk footballer mu nga laaj ko yow ci football kan nga gën a marqué mu gëstu la ne la biiri laa gën a marqué waaye mënul laa wax one thing lu tax mu marqué ko mënul laa one thing parce que nit ki su ma ne man coach Samba Diaw dafa am lu tax ma marqué ko coach Samba Diaw dafa am lu tax ma bëgg ko parce que dinaa ñëw lii la wax léeg-léeg defoon waaye ñoom mënul naa si football tey yi maa ngi ñaan ngeen mute leen seen boppa tuuti rek mënuñ laa wax tey lan mooy woon his best goal mënuñ laa wax tey lu bari ci moom mu nekk lu saat lu daw yaram parce que football la si seen boppa ñoo ko wala celebrate tamit buñ toog ñu ne askan bi rek nañ ko celebrate football la si seen boppa ñoo ko war a celebrate properly when they go for their interviews international footballers si lay wax I never hear none of them talk about Biri, and it's sad. They should bring him up, because that way we will know that we are in this fight together. It is not even a fight, but if you ñun tay footballer yi ndaw yi suñ bëggee ñu celebrate leen
ndax ñoom celebrate nañ ñi fi nekkoon foog naa ne manqué nañ foofu kon nañ leen bàyyi suñu xel nag bu baax a baax te xam ne ñun rek ñoo mën a celebrate suñu bopp suñu celebrate suñu bopp rek kenn duñu celebrate kon comme que nag toog nañ ba tey comme am na ku ko wax àll yeneen ñu ngi dekkil li nga xam ne fàtte woon nañ ko kon nañ leen ko continuer te tamit foog naa coach la xaw ma kan a ko wax lii is a good start nañ leen ko continuer IK wax na ko Gambien bi looloo ko manqué consistent ak continuity problème bu mag la ci ñun loolu suñ ko continuer wut rek wallahi dina métti ak ñun kon nag foog naa ne egsi nañ ci jeexali programme bi waaye ku nekk ku toog fii tey dinaa la bàyyi nga jël sa minute nga tàggatoo ba pare nga wax nag the best moment boo xam ne am nga ko biiri nga fàttali ko daal su ko defee nag Ibrahima Niass nga xam ne moom mooy sëriñi coach mu daal di tëj nag waxtaan bi ndigam moo waxut boobu ba léegi. non waaye Fatoumata nag soo bëggee war a fiyaana balaa woon minute di ñëw dama war a wax nag. yaane doo waaw acca ñëwal. non man li ma wax dugg da parce que daanaan yu mag yi duñ fi toog ona sanga am jaar bu rafet bu rëy ak biir yi man biiri xaw ma ko aw ma personal encounter ak moom wax dëgg ne yàlla comme ñoom Abdul Boy Koor duñ ko waxee ñoom Aziz ñoom Kaba Bajo ñoom Ike ñoom suma mag ji laay koli you know man aw ma ko waaye biiri duma fi nekkoon daf toog ne xaw ma ko wala xaw ma jalooreem wala xaw ma jaaram bala am lifin naa moom da mbokkante naa moom that was his life after the game dinaa daan gisanteeg moom man ñaari mbir laa ko mën a seedeel parce que ku génne àddina la dinaa wax ci ñaari cadre lay waxee benn bi patriotisme am na dafa patriotique you know dafa bëgg a réewam Abdul Boy Koor seede na ko fi léegi wax na ne bi ñu ko bëggee jox Danish nationality daf ko denounce mu bañ ne moom Gambian basketball bi moo ko gënal lu mun a am su Gambia moom dégg na interview am su Gambia ootewaan pour mu ñëw yóbbu raaya réew mi international lu mu doon mun a am ci Europe daf ko fay bàyyi dem léegi-léegi sax moom moo jël oon xaalisam jëndal boppam ticket dem saafu réewam kooku nag moom nekkul doomi réew buy laajte lan la ma suma réew war a defal parce que moom defal na réewam li mu war a defal réewam ba waxtu ba jotee def na ko ba mu mat teg kon loolu wax dëgg ne yàlla te gis naa ne tamit Gambien yi lu ëpp ci Gambien yi yëg nañ loolu te delloo nañ ko njukkal boobu leen loolu moom leer na ma nañ panel bi ñi fi toog yëpp kii ni Omar Dramé wane nañ ko fi gis na waa Oso luñ jëflante ak ñoom coach Pa Samba Diaw suma coach bi dama ko dee tooñ rek waaye ndaanaan la ci bugg a réewam moom biiri mun naa leen a tekkale ci wàll woowu ci bugg a suma réew wax dëgg ne yàlla ñoom Gambia lu nekk la lañ jaral ñaareeli yëf yi mooy ne mun naa koo seede ne jullit la parce que yonent moo wax ne boo gisee nit ki benn yoon mu julli rek bu dee seddal ko ab jullit te last year weeri koor yi yëpp Gambia laa ko defee 2 months te xam nga man dama banjule ba yàqu laajal assis dañ fa daan dajee Gloucester bi man lu ma yëpp banjula you know so Gloucester foofu laa jullee juma every Friday so julli naa ko juma about 6 Fridays si weeri koor gi foofu dañoo dem toog si ñoom Ibou Ndour su juma jotee ñu dem julli ji waaye biir yi fi mu doon toog place am boobu foofu la dee toog every Friday dajee naa Moussa Manki moo as Diop wasaab ñoom ñoo dee toog xam nga boobu gis naa ne te Friday prayer la farata la kon gis naa ne kon ku fonkoon diine la ku taxaw woon ci diineem la ñun ñu bari si ñun dañoo julli 5 times waaye juma sax su jotee duñ dem waaye moom dama ko daan gis muy julli ku julli juma nag Friday génn këram kon 5 day li prayer waxatuñ ko wax dëgg neex yàlla ñaanal bi tamit bugg a suma réew te ñaar yooyu yëpp mandarga gëm yàlla laa wone kon biir am nañ yaakaar ci moom ci fànn boobu leen ne ku gëm yàlla la te ku doon jaamu yàlla la ñaareel bi génnam àddina am na lum jur ci suñ biir parce que man daana ni musuma toog a ñëw wax dëgg yàlla booy ko daje nañ Oslo Aziz dañoo daje Gambia xamante nañ bu yàgga coach moom FID ñu wax ñoom la waaye pour toog am dialogue waxtaan bi ànd ba pare benn soirée nga xam ne moom dafa bari stratégie la moom tamit moo bëgg a jël baatin bi si Moussa Dieng you know gis nga lim fi wax gis naa ne programme bi amuñu rek ci wax ci biir waaye ñu ngi jéem a try pour ut ay solution pour def ko ay problem solving platform boo xam ne am na yenn gaps yu am between the GFF ak Gambian football ñu ngi seet naka lañ ko mën a indee pour faj ko coach wax na leen lu am solo loo xam ne ba nga see dugga wax nañ la ne tàmbali na 57 60 years ago kon boo si duggee war ngaa lijjanti ñi ko daan def ana ñooñu fu ñu nekkoon ak luñ am
wala ko comme sama boobu laay dëgëral rek Fatmata xale yi dugg ci football léegi xam nañ ne football yi Gambia starté wu tey kon 60 years ago ana ñooñu yaa ngi understand and so foofu la ñëw defar mission boobu foofu la amee solo leen na tamit bëgg naa ko wax président Kaba Bajo xaw ma ndax mu ngi dama ko laaj sax bëgg mu tontu ma parce que pour man soo ko seetee xel nangu na ko xel mënu ko nangu ñi dee manage football ci Gambia maanaam GFF ñoom ñoo gën a tekki football ak parce que game boo xam ne soo taxee soo gisee ñu dem seetaani ñu sol veste yi moo tax nit ñi di dem di seetaani waaye ñooñu after the final whistle suñu jël bañ bàyyi football duñ amati dara luñ soo lan la gars yi am on the table pour seet ne di post football pitch soo fa génnee yow as the footballer soo fa génnee xam nga su dee England la wala Europe yi nii di nga gis ne di nga mën a dem nekki like journalist sport journalist di nga mën a nekki coach dem utilising di nga mën a def defen still yaa ngi am income but unfortunately Gambia demeewut noonu te ñi nga xam ne ñooy manage football luñ am ñuy play football amuñ ko xam nga loolu xel mënu ko nangu mooy li tay seen waxoon bu moom mënta understand moom mooy simeeku moom la ñoo dóor moom la ñoo lifin ñuy organise bëre bi mu ñu ma ko gën a am xaalis mu ne non lii dama ko war a seetaan te ñun tam war nañoo seetaan tam suñ football si at least waxuma la sax xëy na ñuy play si team si waaye ñuy play national level war nañoo mën a toog duñ mën a fay lu yaas war nañoo mën a toog duñ mën a di ñàkk sàkku maalo buñ dundee te loolu GFF war naa bëgg laa leen a ñaax ci loolu tamit ñu xalaat tamit ci fànn boobu leen parce que ñoom la ñuy seetaani seetaanuñ ñi nga xam ne ñoom ñooy mën a football de ñii la ñuy seetaani ñii ñooy am ndam ñu génn di kontaan di tuuti kon lii laa waxoon ne dina gàttal balaa tëj bi di jot di ñaanal biir yi tamit fi mu dem noonu mu gënal ko fi mu jógee xam na ne li koy wax na ne biir yi bi moo génn àddina bég na ci Gambien yi merut ci Gambien yi parce que gis na ne Gambien yi individually ku nekk fonk na ko ku nekk jox na ko cër ku nekk da nga soo ko gisee da nga ko bëgg a for wana te loolu mooy dëgg loolu moo am Gambia fonk nañ seen nit ñu baax biiri nit ku baax la woon nit ku oyof la woon nit ku am diine la woon nit ku bëgg a réewam la woon yii moom kenn mënu ko génne ci moom Fatmata jërëjëf Ibrahima xaw ma nag parce que da nga ne question ba pare yaa ngi joxe a suggestion so léegi I don't know if the president want to say anything there because da nga joxe waaw definitely naa ci mën a jëw in first place thank you for that I think lu ma doon wax ni it's a long way la Rome was not built in a day te ñu yëpp day ñëw loo xam ne daal mun nañ ko rectify we can rectify it te fu mu nekk na as we speak because there are many ways to it. Footballers, they live their life. They contribute to national development, they sacrifice and put on the national jersey. At the end of the day, they decide what to do tomorrow. Because most of them, as we speak, so them as GFF take, you have a lot of ex-national team players, they are holding positions for. When you want to live, at the end of the day, you want to be a technician, you go into coaching. You want to be administrator otherwise. You want to go into marketing, agents and other things. At the end of the day now, if you have such capacity, talents around, then it's an obligation on the federation, the local association, to ensure that those Gambians who have really worked so hard for their country, and they have now the talents and the capacity, they can be absorbed and given responsibilities. Like from the technical director of Gambia Football Federation, Mr. Sando, is one of the most highly capped. He served as a coach. He's now the technical director. The assistant senior national team coach Alaji Sarr Mumfa. I'm not for the Nakalenko Mojani, the manager, competition manager. So you can list them. You have a good number of them. You have the Omar Sise, who is one of the youth coaches. You have like Bojang, one of the youth coaches. So they may see side women's football. I'm Mariam Bom. She was a national team player. So we are moving there. And as we speak now, we are also talking because these are things, as I said, we always learn. Sometimes we react to situations and issues, but sometimes we also preempt. And we have been, Aziz and the others, they are already at a forum of the national team, former national team players, their generation from the Biri and others. Biri is part of that. Manfa, we will see Yamoko initiate for our coach Manfa. There are other things that we are discussing, there are things that we are heading to. But I think the other notion that those who manage football are better off in terms of financially than the players, I think that should conclude, Mr. Nyas. If you look at the history of the football in this country,
ñi ko musa mën a yëpp at least lu mu bon dafa am fu ñu dee nekk they already made their life and they are certain position they come into because managing football is voluntary ko doo mën a wax ne because for ndem si yàlla aussi he's more well off than because mom he uses well to run football Obi Konate and all those people and most of the people with all modesty ñi fa nekk ni we are either engaged into something or at least we've been up to somewhere and there's new job and there's no salary and then it's only a question of financial because su nekkee loolu la it would have been different. So I think that's when we have to understand that because I'm not saying we don't need it, but we are not there. So that's very important. Why we are talking to the players as we speak now, this older generation and the younger generation. Bariki Demba rek la do mita Ibu Silla. Ñom tam same generation I had about 2 hours of this type of this forum with them, and we discussed a whole variety of issues to see how their welfare is. So on the other aspect of it also, the initiative of the minister we are talking, and we are also minister has in the current minister who was a former player, not at national level, was a prominent player, he played for Walidan, and he loves football and he loved the veterans. And then he has this idea of the veterans welfare, which the GFF is going to support and we're going to be in the forefront. They will have a sort of a fund where is going to help the veterans, maybe financially. Because they have some issues and other things how they can be supported. And they can also the capacity, the qualifications like we have started and we are doing it. And then we inshallah certainly we'll be very happy to have Gambians to get into football administration, both technical administration at any levels. Because also we have to appreciate the fact also the world is evolving. When it comes to capacity building, the qualifications and other things, the young ones are trying very well because we are aware of them. I'm talking to them, and then most of them really they started having their license and other things. And those who not only coaching but even general administration. We need a former player to come and be director of competition, or a former player to become the technical director, or a former player to become maybe general secretary. Why not? And eventually to the leadership. So really we are amenable to Lumanawarek because of the circumstances and what we are all in. This is a very good opportunity for all of us to listen to and also to take the best out of it. Well, I can tell you really we at the Gambia Football Federation as we are now, I'm not going to blow our own trumpet, but we are very close. We are very close, and I don't think any administration has ever been that close. It's good to hear that. Yeah. It's good to hear that, definitely. I think some of them, as this can bear me witness, even though we are not where really, even ourselves, we want to be much more the people who are on the other side, where they want to. But we think, inshallah, we may not be able to fulfill it. Why? Inshallah, we'll leave a legacy, a foundation, whoever comes can continue. There are people, and they did so well. So we respect them and love them. Thank you so much. Thank you. Live fi mu nekk nii nag live ma jël ko benn nag su ko fee ñu daal di jeexal waxtaan bi live. waaw Fatou li ma am pour wax jërëjëf dañ na la jërëjëf sa xalaat bi nga xalaat ne ama ku la ko xalaatal waaye sant yàlla baax na neex nañu li ma am pour wax rek mooy la ma am pour ñu féetoo ñaan gi di wax Ramou Sarr muy jabari biiri di wax Ulay Koor jabari biiri ne nañ féetoo ñun ñëpp nañ muñ li yàlla def muñ ci dara waaye nañ ko muñ rek biiri fi nekka yal na ko gënal fi ñu jógee so ñun ñii niñ ko waxtaanee nii tey I hope mu nekk waxtaan boo xam ne dinañ si continuer di ko waxtaan o di ko xalaat waaw xalaat bi nag buñ ne li nga xam dafa war a happen immediately waaye at least dinañ mën a toog xalaat ko bu baax ba nga xam ne suñ jógee ku si nekk sa kàddu suñ ko dajalee dinañ mën a gis loo xam ne du njëriñ la so lii la woon maa ngi wax ne jërëjëf kontaan naa Ñas sa baat bëggoon naa koo dégg torop because dégg naa la several times sooy waxee so kontaan naa torop gis ne contribute nga wax nga si kon jërëjëf Fatoumata kon ñu bàyyi la kon jërëjëf waaw Abdul Koor Abdul man dama kontaan ci li torop kontaan naa torop li ngeen ma ci boole man suma problème mooy mënuma wax moom du suma mbir lool mënuma ci lu bari waaye tey moom xaw naa taay ci sometime di wax ñëpp jërëjëf ñi jàmbaar nga di kontaan lool ci seen wax ci rafet bi ngeen ci wax ci njaay koto
ak yéen ñi ngeen xam ne am ngeen lu bari ci moom ngeen wan ko nit ñi dégg ko loolu rek lu am solo la te lii moom yow Fatoumata yow mi def lii sax yow Omar sax lii tim em nit ñi ñu bare ko dégg tey danga kontaan rek lii dafa am lu moo ferndal ci lu bari fu nga ne koto bi lan la ci def koto bi lu baax rek la ci def ñun ñëpp xam nañ ko te di ko wan nit ki nga mu def ki def lu baax ngay koo wax nag loolu moom du war la loolu moom mooy nga wane lim def suul jëf baaxul li tey dafa wane rek nañ wax jëfam ñu ko ñëpp xam ko dégg ko loolu rek seddana ko waaye ñu ngi wax Kaba tamit jërëjëf xam nga comme suñ forum bi ñu wax ñu ngi am this forum of ñun ñi nga xam ne ñun ñoom mooma daan play moom it mu ngi ci woon naa assisté la ci mun a overlap wax la ci lu bari ñun ñëpp dañ dee waxtaan di tooñante ku nekk di wax liñ defoon ke defoon lii ka amoon njaxi Guinéan ba ka amoon njaxi njaago ga ak yooyu dañ dee waxtaan so it's nice ak ki doon dawal bicycle daanu ak yooyu noonu xam nga ak ki nga xam ne daf doon try pour woy Buffalo Soldier xam nga naka la so mu Buffalo Soldier xam nga demee noonu lañ ñu toog di waxtaan ku doon woy Buffalo Soldier non kanku doon woy waaye xamul dafa foogoon ne nag dafa foogoon ne Buffalo Soldier la Bob Marley doon wax so afterward lañ ko rectify ne du woon Buffalo Soldier Buffalo Soldier la woon xam nga no, it's okay. Bahara ma noppi. Jërëjëf waay kontaan na ngeen baalal ma xaj yéen nit tamit you know. Jërëjëf. Okay, Suleiman looy tàggatoo. Jërëjëf again, Fatoumata, for this great initiative, and jox ñu opportunity bi pour ñu ñëw bokk si loo xam ne lu magala and magal ko xam ne ku magala and celebrate ko tey again lu ñoo wax rek mooy nit ki legacy am la ñoo war a am pour celebrate te tam loo xam ne lu ko celebrate mooy legacy boobu ñeneen ñi njëriñoo si bu mu am si ñun waaye mu dem si ñeneen and lu ko wax dëgg la ñu am the museum waaye foog naa ne tam just an advice mun nañ ko starté as on a digital platform bala ñoo am physical lifin sax xëy na dina gën a dimbale matériel si bari yuñ soxla gaana ko léegi ñun tam moomuñ suñ bakken xëy na am na ñoo xam ne ñu ngi am seen archives waaye nañ am time pour pass seen archives yooyu yëpp ñu load ko in and ñu door di ko celebrate collect in that form again lii tam ñu si jàngee Fatoumata luñ wax mooy ne man xam naa Kaba Bajo bu baax before ma join force bi xam naa ko bu ma joinee force bi xam naa ko and so on xamante nañ bu baax te character buñ wax fii si moom la he is a very humble calm person and very calculated and very strategic person te lu gën a am quality bu mu gën a am he's a listener ku am respect la and he's a listener te loolu lu baax la si njiit anam te xam naa ne support buñ ko jox dina ko accept lu ma ñaan rek mooy nuñ ko defee nii tey time to time forum bi mun nañoo génna pour yëgal Gambians fuñ toll ak si luñ nekka ak tam Gambians si am opportunity ñoom tam ñu yokk seen xel at xalaat ni ñoom tam moomuñ ko ñun ñëpp ñoo ko moom ndig dina dimbale lu bari ndig lu bari tey àddina lu bari mun nga koo am si jëfin bu uti ndig tey lu bari tey mu fa xëy na lu ñoo oote ne ñaata resources yëpp tam xëy na ñaata xalaat la waaye xëy na xalaat yi suñ ko indee dina indi resources ndig tey infrastructure boo xam ne Gambian sports si boppam war nañ koo am tey war nañoo xalaat méngoo ko ak hospitality loo xam ne hospitality bi mu nekk any stadium any infrastructure boo xam ne Gambian sports am nañ ko war nañ koy mun a boole hospital loo xam ne dina indi sustainability to that institution ba pare dina loolooy nekk loo xam ne na mun a indi resources boo xam ne lu ñoo wax pour develop talent si footballers si not only or sports people yi nga xam ne dinañ am carrière ëllëg nga xam ne soo demee ba yàlla def injury wala leneen taxa am na fekk am nga fooy continuer si biir institution si nga nekk leneen
loolu yëpp moo fa nekk moo tax ma ne rek ñu jox ñu opportunité bi ñun tam ñu mun di bokk si seen mbir di xam fuñ toll ñu mun di jokkalante yooyu waaye I am very pleased Gambia lii lañ am te lii lañ war a di def di continuer ko te bu boobaa nañ am luñ bugg a am jërëjëf ana continuer di ñaanal yàlla biiri ku jiitu bi di ko ñaanal yàlla xaaral ko àjjana njaboot ju bàyyi gannaaw yàlla may leen xolli muñ yàlla yokk leen barke boo leen njaboot ji gën a nekk benn ak Gambia bu mu bàyyi gannaaw yal nañu yàlla indil jàmm si Covid bi ak loo xam ne moo ñu te nekk teexa si crossroad bu ñu nekk yal nañu si yàlla génnee nu mu gën a gaawee ñu dellu foo xam ne Gambia boo xam ne suñu maam yi moom lañ nawoon mu nekk Gambia boo xam ne ëllëg nañ am luñ puugaroo loo xam ne nañ ko mun a jël jox ko suñ njaboot jërëjëf for this opportunity. jërëjëf Ben Pa Samba Diaw. Well, did I thank Rex so very much for this opportunity because, like Nyeswa, it is really an honor to be here with the Gambian heroes. Many nyam Ike, nyam Laikoli, nyam Aziz, nyam nakala tuda Boykor, nyam Benak, Danani, many nyam Nyas, and everybody, and to thank you too for this platform because Liga Defni is one way of recognizing our heroes. At least to give them this exposure. So Dila thank the president of the FA, Kawabajo, and everybody else, and hope we will continue to work together for the betterment of our country without having to wait for anybody to call us to the table. So with that, thank you very much, and we wish everybody a very, very pleasant and happy Tobaski. Monday when I'll be Indigo. Monday when I'll be there. Ike, ana Ike. Wow, man, maa ngi nii di déglu gaay. Waaw xam nga déglu dafa déglu baax na tool am na solo waaye nag maa ngi njëkk a dénku njabooti biiri suñ mag ji ak ay jabaram ñu yokk a muñ ñu doole muñ te xam ne jaam bu yàlla buga jaam ñàkka soo di yokk a ñaan pour suñ mag ji jiitu yàlla seddal suuf si ko am yaataay bàmmeelam yokk ko fa leer foofu mu nekk gënal ko fi mu jógee ba pare di wax rek ne nag maa ngi gërëm yéen ñi toog ci panel bi yëpp parce que wax yu rafet ñoo génn fii tey am na ñeneen ñoo xam ne gëj nga leen a dégg it ñu seen audio ñu wax yu rafet la so lii dafa mel ni lu xam ne lu am maanaa la luñ war a continuer ba pare di digal suñ gaay yi nekk ci position tam ñuy include nit ñi rek su ko defee comme ni Souleymane bi waxoon noonu lu bari dinañ foog ne naa lu defe la waaye su include nit ñi mun na defe su liñ fi wax yëpp na ñu tënk xam ni fi wax jéem a walk towards those goals te bañ a waxtee rek mu jàlla ñu fàtte nañ leen ñaan ñu continuer lii pour suñ Gambia because Gambia ñun ñëpp a ko bokka kenn du ko xar ñaar so maa ngi leen a gërëm bu baax a baax di la gërëm yow Fatoumata ne dëgga this initiative moom dafa am maanaa lool yal na la yàlla may kàttan ak wér dañ mun a def yu bari yu mel ni di ci gis njëriñ kon ngeen wish happy Tobaski jërëjëf Ike daf dee am maa ngi lay gërëm Fatmata ci initiative bi nga def nii pour ñu sagal biiri sunu mag ji di gërëm yéen ñi nekkoon ci plateforme bi yéen ñëpp di leen wax ne jërëjëf nit foog naa julit lii rek la munal moroomam te biir ñëpp seede nañ ni meloon nit ñi yëpp fi ñu fi wax yëpp wax yu rafet lañ wax bilaay muy coach Pa Samba Diaw Ike Boykor Laikoli Ben Ibrahima Niass ak kulim jum Laikoli ñoom ñëpp di leen woon rek ne liñ def ni booba nañ ñaan yàlla bu mu em fii nañ pour ñu sagal ñuy fàttaliku sun nit ñi sun mag yi sax
nit ñun loolu lañ xam di roy suñ mag yi foog naa tamit xale yi nekk léegi noonu la ñoo mun a xamee tamit li fi gars yi def ñu appreciate ko ñu xam nga nit ki soo ko appreciate wut rek danga ko xamul because tey biiri soo gisee ñi ñëpp ñuy wax lim fi def li ñëpp a ko appreciate lim def di ko ñaanal yàlla di ñaanal famille am tu ñoom ñëpp ñu muñ di ko ñaanal yàlla xaale ko àjjana fam nekk nii yal na ko gënal fi mu jógee nii yal na ko yónent bi teeru bi pare ñun ñi fi des yàlla may ñu fan wu gudda ñu jàppante suñu dëkk bi yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp yàlla ñu fi des yàlla may ñu fan wu gudda ak mujj ko rafet waaw so moo ne man foofu laa mun a am di leen ñaanal yan ñun ñëpp ak ndéw ñi di leen wax ndéwénati yàlla may ñu fekki at yu bari tamit amiin am naa la ñi fi nekk ñi ñëpp kenn ku nekk su ma yónnee $1,000 rek $10,000 naa de ndewinal moom kon ñu ngi baax kon suñu affaire baax fan man riche de suñu affaire baax 20,000 krona mooy $2,000 ak tàndarma bi suñu affaire baax ak tàndarma bi ko buga sa xar mi fan nga ko buga xar bi non jox ko Aziz ñëw ba si booda bi rek bàyyil ma ko foofu ma jëlee Aziz dafa sori bi ko yow time difference bi Aziz laa si óolu jox ko Aziz rek non waaye am na kii moom ñun xar bi ñoo yónni amul corona Lamin waaw Lamin Kawa Bajo looy tàggatoo balal ma ne ak Kaba yi dama fàtte woon ne mu ngi may ba fu gën a Kaba c'est ça waaye dinaa la call yow sax ñu gën a wax su ne yàlla dégg nga of course so thank you bro thank you jërëjëf bro moom ana once again ñu sant Fatoumata pour gërëm ko yéen yëpp xam naa aduna neexatut fu nekk ku nekk ngi tight foo naa ñu nekk Banjul fii Gambia ñoo gëna am time yéen nekk Europe and America taking to almost getting to about 3 hours ñu ngi si programme bi comme ma ko waxee rek bii moo ñu ko jaral waaye di dafa am beneen dimension ni ko observer si wax def ñu am nga def ñu jëna dajale bring together and all the ideas what came of really should not go in vain yéen ay sul magi and you set the pace and will follow yéen a ñu jiital waaye at least you are the one who matters so you set the pace for us and we follow as we are used to. Why Gambian Football Administration from Nekani definitely we are open to dialogue, suggestions, ideas, interactions. Forums like this come to my brother Wahir Ben. Really, I think we need everybody on all hands on deck to conclude it. And everybody has a skill how you can contribute and make a difference. And then the old ones come. Personally, I got a wealth of knowledge from this interaction. I can assure you, inshallah, it will put into use. It's just the beginning. Let's continue, and then Ramadan is once again ma jale suma bopa jale family biribi ñaari jabari domi ak family yep ak yeen ñam len yena mom la demba ak tay te so sen yeen tam ngeen mëna delu back to this position diko def comme ni demba mota at the same time faati won na jale suma brother suma xarit ko xamne su nekkuton different boom am tay dej boom am ni kon mom he will be very prominent in this forum moy Tidiane Massane Cissé he's somebody that interact a lot with when it comes to Gambian football te amna mom he represent a very big constituency when it comes to Gambian football so mom really is an asset te ñu ko jale ci deji suñu yaay bi ñaan ya ko xari ajana moma biri ñi jitt yep mom tam abé ko mali moñ assist let's talk and then coach parce que yéen naa di interaction moo yéen mën nga naa represent koto yi and then I'm so whatever you say you represent we have every authority to represent the older ones and comme nu ma ko waxee at the lower level also interacting with them we are interacting with the younger ones
the generation which that was he says Ibu Silan orders, because that's how it should happen. So sooner here enough day I'm not aware you are already in touch. We see you come under one umbrella. Then we have the same one purpose and of direction. Then I just you know what the objectives are. So once again, they were nothing yet. For now, for the matter, different by koto. For now, assist na muna lifin koto dal. By Abdul. Assist the flat. Then I happy dal. Thank you so much. I appreciate all of you and thank you. Thank you so much. Thank you. Baba Nyasi Ibrahima yow yaay tëj waaye man itamit ma tàggatoo ba pare yow nga daal di tëj nag Ibrahima su ko defee nga ñaanal biiri ñu daal di jeexal programme bi man nag moom fi ma koy daanelee mooy di wane suma kontaan torop comme ni ma ko waxee woon rek nekk part of this nii tey kontaan ci lool journée bi easy te ñi tax mu easy tey ma delluwaat ci mooy Tidiane Massane si ñu ko waxee def ci kontaan ne ma ne waaw loolu de lu mën a nekk la wax man fi ma war a jëm fi ma war a teg suma tànka lépp ba pare nag coach Samba Diaw ñaar ñi tey bu ma leen amutoon foog naa ne toogaay bi tey duñ ko mën a am tey di ci gërëm nag Ibrahima Niass nga xam ne du ma def dara te boolewu ma ko ci saa yu may teg suma tànka fekk ci ko ne ko lii laa pare de mu ne ma bii rëy na de bii bari na di de mbaa antal nga ko waaye acca nañ dem óolu naa la ndeysaan loolu rek dafa tax am doole pour lu ma bëgg a def rek di ko def fii nii du ma ci génne tamit benn soirée moom tamit suma support système la du ma ci génne Ibrahima Diawo suma support système la di wax ne jërëjëf ci yéen ñëpp ñu ñëw toog fii nii tey célébrer biir yi lii dafa neex Gambien bi lii la mënal boppam comme ni ko am na yéen ñëpp wax ngeen ko fi ne lii bu fi stop nañ ko continuer wallahi nañ ko continuer waaye bugguma ñu continuer ko ci anam bii bugguma ñu célébrer ñu toog rek ne dañoo célébrer nit dem na nañ leen ko commencé lay wax ñuy célébrer ñi nga xam ne ñoo fi nekk who knows next week war nañoo war a mën a ñëw toog fii indi fii Aziz Ko ak Boycott ñu waxtaan ak ñoom laaj leen seen jaar-jaar ci football laaj leen how two brothers end up being top players laaj leen lu bëree bëri ci football who knows next month mën nañ fee indi Ike laaj ko Ike is very funny I enjoy being here with him today because mu ngi def class bi mu very lively balaa ñoo start sax waxtaan yi mu commencé woon xamul ne maa ngi ko déglu maa ngi wiit suma boobu waaye maa ngi ree ma ne ñii de su yóbboo lii ci plateforme bi tey fii dina neex who knows mun nañoo ñëwaat ci lay ko di ak ñeneen kon nag dina ma neex torop nag pour ma indiwaat leen fii célébrer leen te bañ ko war a defee buñ toog ba muy léet ñu leen ay célébrer man dama ne dinañ leen célébrer waaye tamit dama naan fàttaliku leen la waaye kon nag balaa ñoo toog leen fàttalikoo noonu yal nañ ñëwaat fii ngeen mënuñ koo wax yéen ci seen own words fan ngeen jaar naka ngeen jaaroon naka ngeen ko defee ba egga fi ngeen egga tey man loolu dafa important ci man trop te ngeen ibil ko bunte bi te nangul ñu ko man dama kontaan tey ne on a GFFA président bi mu uyu suñu li tax ma kontaan ci loolu te tey fu ma ooyaat si àddina bi mooy di second time nag ma am nag mus naa ko interview I think that was 4 or 5 years ago mus naa ko interview si stadium bi Gambia mooy bi on the bu Gambia doon play ak mënuma remember anyway demoon naa fa maa ko doon interview so it was good ma xool ko mu nangul ma ko lii duma ko fàtte xam nga lu tax parce que comme ni ñu ko dee waxee rek benn wax na ko fi tuuti dañ tëjal media bunta te gis nga lu baax si réew media ko baaxal lu yàqu si réewut media ko yàqu waaye nag dafa des ci naka la ko nit ñi defee am na plateforme yi nga xam ne ñu ngi fi pour yàq réew dañ ibis bunta bi pour lan askan bi jànga kon nag kontaan naa torop nga ibi bunta bi tey pour ñu mën a ñëw toog nii waxtaan te nag ma marqué ne nga nekk Gambia dëgg la yaa ngi wax ne ñun ñoo amul jot ñu mu nekk ci Europe bi waaye yow tamit nga bàyyi sa soxlay toog starting to end yi ñëpp kon nag dama ne bunta ibbeeku na lii nag buñ ko continuer rek dina dem kon maa ngi leen see gërëm di leen sant du ma bàyyi nag ñi nga xam ne maa ngi leen kooloon Gambia ku ci mel ni Lay Ndour ku ci mel ni Mr Owens ku ci mel ni naka Ayo Diop Ndiaye waaw duma ko fàtte naka la tudda waaye bàyyi loolu yow tamit bu nga ma fee toroxal rek Aziz Tour boobu fi mu nekk saa waay doo ko wax de non du ma ko wax moo tax moo tegaloo moo tax ma ne Ayo Diop am nga li nga fi dañ ko am nga li nga xeeb dañ ko wut ci forum bi dama la pour nga xam ko rek de di gërëm Alaaji Konte moom tamit taxaw na ci waaw Alaaji Konte moom jar naa gërëm moom nit ci koto la woon moom en fait
maa ngi gërëm nag Baye Male Wada ndeysaan moom tamit internet problème rek xam nga Gambie rek ndeysaan maa ngi gërëm wadda waaw maa ngi gërëm Male Sall communiqué naa moom bëggoon na mu fee nekk tey waaye unfortunately comme rek ni ñu ko waxee rek am ñu bëree bëri tam ñu fi waroon a mën a tey gërëm tamit Ndiog Malick moom tamit kooloon naa ko wax na ma lu rafet ci biir yi waaye unfortunately last minute dafa am fu mu waroon dem moo tax nekkul fi na fi maa ngi gërëm ci Jan Masane Cissé once moo ba di ko jàllewaat ci yaayam mi nga xam ne ministre maa ñëpp xam nañ ko yaay la ci ñëpp biir Gambia di gërëm nag Buhari Gassama moom tamit suma support système la mënumaa def dara te boolewu ma ko ci wax dëgg fa neex yàlla di gërëm nag ki tax booy koor war maa indil xar mooy ji jàmme maa ngi koo gërëm bu baax xam nga ne mu ngee déglu de na leer dafa rek a fi toog daf ma waxoon ne suñ prêté biir yi ba pare waaw na ko booy koor nii ñaalal jabar boo ñaalal jabar waaye corona kay na ko ñaan si waaye corona bere tere ñun li xam nga man lan lay ñaan man suma ñaan fi mu nekk dafa yomba dama dee wax ne sëy yi am ren yëpp yal na bu leen corona toppa amiin yaa rabbi amiin loolu lu jar a ñaan jërëjëf waay kontaan naa trop ma nekk fi tey Ige Famata man naka la laay du beneen boo aji naka la tudda Famata bu gaa yi la amee de waxal emal si ay Diop rek Mr. Diop Simbar dok Simbar wa naga Famata non Aziz laa bëgg a fàttali dafa amal musique dafa amel ay musique yu yàgg Aziz Kor te dama am lu ma dig coach programme ma dig coach te Aziz moo amee musique yi Buhari def na waalaam so Aziz ba léegi jëfaguma sound yooyu nga ma dig anamu nag non Buhari mu ngi amee yooyu yëpp de yi ma amee yëpp Buhari ko amee gis nga ñes ma Buhari dañ naan rekkante musique kon soxla bu ma sa bopp kon jeex na li ma amee Buhari ko amee jox na ma nomba Laos jox na ma nomba ñeneen so ñëpp daal maa ngi leen a gërëm di leen sant bu baax a baax comme ga maa ngi dig nag waa Elite Media ndaje di leen wish happy Tobaski di wax ne corona bi ñëw suñ biir ñuy jànkuwante moom te mënuñ ci dara yal na ko yàlla génnee suñ biir ndaje Elite fii ci Elite Media suñ seen ndewinal liñ leen ay jox mooy Mama Linguère Sarr Fatoumata Koka ak Fatou Camara dina ñëw toog fii ñu waxtaanee coronavirus bi wax leen tamit ne jël leen ko seriously lu am la parce que gis ngeen ne yokku na biir Gambie waaye waxtaanee ëllëg la dinañ ko waxtaanee ëllëg samedi nag ma indi leen docteur Ismaila Cissé ndeysaan siyee moom tamit mu ñëw wax ñu jaar-jaaram ak fi mu nekk fan la tool ba pare tamit on Sunday su neexee yàlla ak yonent ba dinaa leen indil Fatou Bom Ben Souda yéen ñëpp gis ngeen loolu kon nag suñ Tobaski dina neex lool kon nag gaa ñi yéen miy seetaan ma nga ñaan yéen bañ commencé ba léegi yéen a ngi toog di ñu seetaan te toogaay bi yàgg na te métti na jërëjëf yal na leen yàlla fay bina leen tiyaabo yu baree bari Ibrahima kon ñu bàyyi la nga tëj bi ñu daal di fi jóge dama tëjee ñaan waaye Fatmata bala maa ñaan bi nga daanele ci Kaba Bajo rek foofu laay écouté parce que wax dëgg na yàlla leadership am maa ngi ñaan spirit biir yal na ko toppa ba Gambia qualify pour dem African Cup amin waay amin first time in history spirit biir bi xam naa ne powerful la noonu and maa ngi follow moom Kaba Bajo liggéeyam moom his leadership style parce que dama dem Gambia ci time Ramadan bi still football daf day am su nit ñi dogoo stadium bi la dafa mel nii soo sànnee mbatt mu tàkk xam nga loolu innovation la in Gambian football te loolu si jamonoom laa ko gisee even though gaa ngi de économie nag light si nekk foofu waaye nañ jéem a try di ko tàllampay football yi guddi di am nit ñi bugga nañ ko Kaba xam na li ma wax ni because loolu lañ dee gën a seetaan dan daytime matches trust me so loolu is an innovation ba pare and moom his leadership style moom doo ko dee gis sax si forefront bi wax dëgg ne yàlla gaayam rek nga lay dégga muy doxal loolu nag ku liidee noonu dëgg-dëgg fi nga dem dina sori mu ngi mel ni ngay naaw rek te du ngay wala ko new rules ngay sax yu ees
waaw boobu fi nga naaw fi nga dem dafa sori kon ñu ngi ko sant di ko gërëm di ko wax ne na gën a puus rek na gën a góorgóorlu xam nañ ne dañoo dox di dem àggaguñ fi ñoo jëm waaye fekk yoon jeexut waaxu sil du jeex di gërëm ñu nekk fii yëpp ay koto yu baax lañ jaay du caaxaan waaw ko ca léegi moo ma comme que imam babali moo ko def oncle man dama suma oncle waaye mu yaa ray ñu ñaan léegi si ñu jàng ku nekk rek Fatiha ak fukki lixlaas sa benn rek ñaanal wala ñetti xul huwallaahu ahadun tëjee ko salaatu ala nabi buñ mun pour jox ko biiri parce que loolu rek lañ ko mënal fi mu nekk nii mënatuñ ko defal dara lu ko jëriñ moom lu mu fi bàyyi wutoon luy jëriñ doomu aadama ñun luñ ko mënal lañ ko mën a yónnee comme que ñoom ko agaray dañu forum di dajale xaalis di ko dimbale léegi dimbal boobu ñaan rek la mën a nekk ñu ko ñaanal Fatiha ak ñetti xul huwallaahu ahadun ñu éene yool bi Biri Njaay mu àgg ko foofu mu jëm ñu dig leen dajee beneen yoon waaye nag bi ñu tànqal trop si weekend bi ak sa interview yi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صل وسلم اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على اللهم صل على سيدنا اللهم صل Allah ko yàlla jotal yool bi ya rabbi amin ya rabbi amin Biri rest in peace ike amulen ayena ngi amé guru Oslo guru lan guru wa am boy léegi da am guru de albita ko la yo fale ko ma ma du bur famata le famata ma ko wara me te man boy ko bus la waxa man ma ko wara programme bi ma buga fateli nit ñi faatu moy kerak ba government bu es bi sorry instead of play the other video maa ngi play bi bala leen ba sorry ay jërëjëf ban man maa ngi wax dama xaaral ma dem julli ji suma geewi balaa ma tëddi